c'est koo xam ne dafa mel ni mbay moom mu osé mën a taxaw ne damaa bëgg ngeen ñëw ma jàppale leen ngeen jàppale ma pour ngeen jox ma commune bi ma defar ko kon loolu ñun dañ koy rafetlu pour ànd ak moom ñuy kontaan ci moom ci loolu mu ñu defal noonu mbay nag ànd ak moom dafa yomb parce que nit koo xam ne namu dara la man su may ànd ak du ma ànd ak ku xiif du ma ànd ak tamit ku amul dara ndax koo fi fal te amul dara buñ ko joxee mairie bi balaa lijjanti kenn boppam lay njëkk a lijjanti dana lijjanti këram buñ ko falee day lijjanti kër gum dëkk pare wala mu lijjanti ay oto bu paree ay mbokkam ak ay jabaram lay defar balaa booba nag 5 ans yi duñu fi xaar juróomi at yi jeex ñu wayadi googu ñuy wayadi nag moom la ñuy bañ moo tax ñu jàpp ci mbay mi mbay ku ko xool macha allah lim soxlaati ci àddina bëriwut koo xam ne nag dafa ñëw pour bëgg ñoo jàppale waaye bu mu ñu ko gën a bëgg jug leen ñu volontaire ànd ak moom. ko defaree ba mu baax ñun ñooy génn lan moo gën a neex tey mbay gañe rek ñëw defal ñu ay pavage ku génn rek jël ndox tuur buñ sangoo pare ndox mi dem géej kon duutuñ jël ay oto manque di ko fay ay juróomi junni buñ gëstoo suñuy doom ñu ommat rek dugal leen fii ñu jàng day yomb ci ñun ku ci soxla rek war a faju nga waaxu ndànk dugg dem faju taal sa añ ba pare dem faju ji ñëwaat ndànk ñëw sóor sa añ waaye lépp loo xam ne dañ koo bëgg rek dañ koy jëggaani dama bëgg nag loolu ñun jigéen ñoo ko fi mën a jëlee ñun ñooy voté ñooy fal ñooy folli kon préparé leen ñu fal mbay affaire bi nag du xumbal du feccal xam nga lu mu carte bu ndaw boobu dama ne carte bu ndaw boobu am na solo de loolu rek moo ñi ciy génn nag kon fonk leen carte yu ndaw yi ngeen denc ko te suba su ngeen xëyee dee leen xoolaat carte bi ndax ma nga fa bis bu vote bi jotee lii rek la boo demee rek affaire bi bëri na waaye yow fexeel ba rocc ci lii rek dugg ci ruq bi rek jugal ko ci enveloppe bi rek na ko yemmu ci biir rek ñëw del stock kontaan naa jërëjëf merci. Encore une fois dëkk bi ñu xam ne jëmm ji alalam taxul ñu topp ko alalam taxul ñu ànd ak moom te nit bu la yàlla mayee nañu nangu rek li ko yàlla may yàlla moo ko may moom la ko may nañ ko nangu mais ku ne am naa lii kaa leen ma jàpp si dolli leen si li fi nekk ñu defar dëkk bi je pense que kooku neex naa jàppale quoi donc loolu moo ñu boole ak moom il s'est engagé yàgg naa engagé pour dimbali dëkk bi si domaine yu bari donc bu ñëwee lii mën a am si commune bi pour ñu mën a dem dans 5 ans donc nañ si jàpp comme li ko sama sœur Amy Sylla waxee lii moo si am solo ñuy voté fii incha allah nañu dem le 23 ñun ñëpp ñu teel a jóg dem jël carte bi dugal ko ci biir yàlla changé suñu commune bi ñu ngi leen koy ñaan waaw sans plus tarder donc léegi dañuy jox benn jigéen si mbootaay bi mu sànni si ay kaddu donc Thiat dañ lay jox kaddu rek comme ça nga ñëw. di la gërëm di la sant di nuyu sa délégation bi yëpp ku nekk ci sa tur ak sa sant ñun waa mbootaayu Nogaye Diop dañoo bëggoon ku ñu jàppale moo tax ñu ne nañu jàppale monsieur le maire Mbaye Sy Mal ngir mu jàppale ñu ci suñu koñ bii ak suñu jeunesse bi ndax dañoo am jeunesse boo xamante ni dañoo jàng ñi am bac amuñu ni ko waxatee bourse orienté wu ñu leen te ñu ngi toog ñii nga xamante ni jàng nañ ba ci digg bi seen jàng yeggul te amuñu fu ñu jàpp ñu bëggoon ku ñu ci jàppale defaral ñu suñu koñ bi jàppale ñu ci suñu doom yi ndax bëri na ay xale yu nekk ci koñ bi te amuñu kayitu juddu te boobu ba léegi ñoo ngi nii te xamuñu fu ñuy jaar. loolu la ñu bëgg nag moo tax ñu ne nañ leen jóg jàppale Mbaye Sy Mal ndax mu jàppale ñu ci suñu gox ak li nga xamante ne moom la ñu bëgg ci suñu biir gox jàppale suñuy jëkkër ndax dañoo am jëkkër yoo xamante ne ñii ay tailleur lañu ñii ay nuñ ko xatee defarkatu ventilo te amuñu place ñii ay menuisier lañu te dañoo soxla place ñu bëgg ku ñu ci jàppale waaw loolu la ñu soxla woon nag moo tax ñu bëgg ñun ñëpp yéen mbootaay yéen ñëpp ngeen jàppale Mbaye Sy Mal ndax mu jàppale ñu ci suñu gox waaw parce que ñun dañoo bëgg ku ñu defaral suñu tableau Tivaouane jàppale ñu ndax ñu avancer parce que dafa jot pour ñu avancer tableau Tivaouane mi ngi nelaw merci beaucoup. sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen balu ak di leen baal ak di sant Mbaye Sy Mal xëy na xamuñu waaye ñun xam nañ ko bu baax ndax magam Khady Sy Mal Mbaye Sy Mal ñu ngi sant yàlla bi ñu booleeg yow ndax ñun kat dañoo yor suñuy nopp di déglu di dégg di xool di gis yàgg nañoo ne ci koñ bi nag yàgg nañoo teg ci koñ bi ñu di ñu woo ay mitin ñuy wuy ji di tàccu di fecc
fu ne yóbbu nañ ñu fa suñu demee bu ñu ñëwee ñu di jox ay 1000 francs ay 2000 francs yooyu taxu ñoo jóg lu ñu tax a jóg mooy Tiwaawoon bii moo ñu tax a jóg dimbali suñuy borom kër dimbali suñuy doom dimbali suñuy rakk dimbali suñuy nijaay dimbali ñëpp moo ñu tax a jóg Tiwaawoon moo ñu tax a jóg Jaksaaw Lamsaar lépp benn la ñu ngi sant yàlla nag bi nga xamante ne wax nañ sunu rakk ñii mu nekk seeni ñu nekk yaayam ñii nekk ay liyam lépp a ngi fi léppi Mbaye Sy Mel mu ngi fii xanaa kay yéex bee xam te damaa defe ne jànq Tiwaawoon ak jéegi Tiwaawoon war nañ pour mën a jóg liggéey te gisuñu ku leen jàppale ñii jaay nañ café ñii jaay nañ bisaab lu ne jaay nañ ko te gisuñu dara lu changé ci Tiwaawoon dara jaay changé wul ci Tiwaawoon chaque jour Tiwaawoon a ngi gën a metti chaque jour que jëfee Tiwaawoon a ngi gën a metti waaw ñun gisuñu dara lu ñu changé Tiwaawoon te dañuy ñaan yàlla nag ku ñu changé Tiwaawoon gii loolu la ñuy ñaan yàlla di la sant nag di la gërëm di ñaan le 23 yàlla may la ndam. amiin waay amiin waay. amin suñu mag bopp yow moom def naa loo ñaan rek yàlla nangu ko parce que da ngaa din si koñ bi da ngaa organiser koñ bi monsieur Simal vraiment muy responsable muy ku baax vraiment ku am passif tamit quoi mu xam la bu baax a baax vraiment waaw. waaw di leen fàttali rek ñun lu ñu liyee loolu la xadi affaire bi ñun kor mi moo ñu ñor dara ñoruñu parce que ñun ñu ngi faju ñu ngi lekk ñu ngi naan alhamdulilahi rabil alamin kii liñ ko toppee dañ ne ko kaay nga dimbali ñu defaral suñu dëkk te dina ko def mais monsieur Mbaye dama bëggoon rek Xaadim daf si bëggoon sànni benn kàddoom. maa leen nuyu baax di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay et je pense que ni tout a été dit quoi sunu yaay booy yi wax nañ lépp bu ñu waxaatee tamit répétition lay doon rek comme ni ñu ko waxee woon la dernière fois ñun amuñu benn yiite bu dul koñ bi moo ñu ñor lu ñu wax rek fii la ñuy sago fii la ñuy tiitaroo suñu amee koo xam tamit aussi dafa taxaw pour jàppale ñu pour ni lay defar koñ bi mënuñu def lu dul épaulé ko taxaw ci ginnaawam jàppale ko loolu moo ñu fi bàyyi yaakaar naa ba léegi nii parce que ñun ay jeunes lañ ay ndaw lañ ñu ngi liggéey di daan suñu doole fii ñun ñëpp ku nekk am na sa métier comme ni ma ko waxee toujours ku nekk am na sa métier yaa ngi liggéey di xëy di daan sa doole kon nekkul ay weccet moo ñu dugal fii nii comme ni ko maire bu waxee suñu yaay wax na ko ba pare ay 1000 francs 2000 bàyyiwuñu fi ñun amaana ñun li ñuy ndekkee ëpp na 2000 francs kon ñun ñoo mag loolu noonu weccet bàyyiwuñu fi ku ne am na sa métier comme ni ma ko waxee koñ bi moo ñu ñor gox bi liggéey ko defar ko mu jëm kanam parce que lu bëri manqué na fi ñun xam nañ ko fi leen màggee fi leen yeroo lu bëri fa la ñu fekk comme ni nga wax dañu yàgg a bëgg maire boo xam te ni tey jii ci koñ bi la juddoo ci koñ bi la màggee ci koñ bi la yeewoo koñ bu amee problème suñ ko wooyee wala suñ fëggee bundu këram mu mën a génn mën ñu jàppale ci loolu noonu mais loolu noonu daaw ñu ko gis fii nii te loolu dañ ko soxla il est temps quoi dafa jot ñu am maire boo xam te ni ci koñ bi la juddoo tey jii nii fii lay yeewoo lu mën di am ñu mën ko woo mën a ñëw taxaw dimbali si mais maire boo xam tey jii lu fi mën di am lu mën di xew duñ ko mën a gis duñ ko am ñoo ne ba léegi nii mënuñu la wax madame la maire nii la mel mosuñu ko teg bët te loolu noonu jaaduwul ci gox ñun considéré wuñ ni fii am na maire quoi kon tey jii monsieur le maire Mbaye Sy Mel su taxawee ni mu ne defaru koñ bi te dëkk si koñ bi ñu xam ko kon dañ naan duñ def lu mën a taxaw ci ginnaaw pour épauler ko pour mu mën a jëm kanam ñu ngi koy ñaanal nag bu nekkee lii nii njiglaayam la ñu ngi koy ñaanal le 23 incha allah mu jël ndam li si kàttan si borom maa ngi jégalu bu baax si kàddu yi nag. sama xarit la sama rakk la di ma accompagner guddeeg bëccëg di nuyu vraiment ñi ma ànd ak nii ñi ma fekk Tivaouane fekk leen Lamsar parce que Tivaouane ak Lamsar benn quartier la di ci tàmbali sama rakk ji Moustapha Tall Tafa encore une fois je te félicite je te remercie pour tes actions de tous les jours modèle nga exemple nga pour référence nga pour jeunesse su Tivaouane Diacksao commune bi yëpp baa waxuma rek 15 quartier wu Tivaouane su jeunesse yëpp defee comme yow changement dana am changement dinañ ko gis incha allah rabbi merci. di nuyu jigéen ñi ñoom ñëpp Fadoumé maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi nuyu Ndeye Dia maa ngi nuyu Ndeye Kane on te souhaite la bienvenue ni nga def noonu la macha allah continuer rek fi nga teg tànk foofu la bul gestu del xool sa kanam di nga bokk ci ñi nga xam ne ëllëg incha allah ñooy ëppale si mbir yi bu soobee yàlla. di nuyu Ngoy Kabar Ngoy moom je ne cesserai jamais de la remercier Ngoy je t'encourage encore une fois yow sa groupement bi sa yeneen groupement bi ñoom ñëpp vraiment continue leen teg fi ngeen teg seen tànk foofu mooy fu baax fii. voilà di nuyu maa ngi ñëw ci jeunesse bi di nuyu dafa naa Nogoy Diop la non yow xam naa dañ laa gisee noonu rek mais
il faut nga apprendre à être beaucoup plus agressif quoi dégg nga donc nuyu vraiment groupement bi yëpp ñi xam ne ñoo waral tey lii di nuyu la jeunesse de Tivaouane et de Lamsar également vous faites preuve d'engagement Khadim c'est comme ça il faut continuer faut pas ngeen am bëtu gannaaw il faut regarder en face et avoir le courage d'avancer maa ngi également remercier def naa un groupe de jeunes yu dëkk fii ci gannaaw ñoom Oumou Ba suma jum sànq ñu mooy woo téléphone donc maa ngi leen nuyu ñoom tamit ma bëgg rek wax benn affaire ma bëgg également ngeen eggee ko mag dëkk ak ñi nga xam ne fekke wuñu waxtaan wi ñun liggéey commune moo ñu tax a jóg kese moo ñu tax a jóg du leneen ñun utuñu puukare utuñu ku ñu way maam xarit maa ngi lay nuyu dégg nga utuñu dara li ñu bëgg rek mooy changement lañu bëgg ci Tivaouane Diacksao changement lañu bëgg ci Tivaouane Diacksao changement lañu bëgg ci Tivaouane Diacksao ñu gis ne un quartier comme Tivaouane le quartier Tivaouane bokk na si ñu gën a ndóol ci 15 quartiers yi il faut dire la vérité fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo xam ne li fi nekk quartier Tivaouane dafa soxla ay investissement je le dis tous les jours et de gros investissements nag loolu caaxaan du ko changer taxawaay takku ak xam-xam ak gis-gis moo koy indi mooy tax mu changer mais du ay caaxaan des gens qui se lèvent pour dire qu'ils veulent être maire dañuy sëlëm nit ñi faut pas les écouter dama ne fii pour que changement am à partir du 23 janvier faut que yéen ngeen bañ a am ñu li dox seen bopp seen maan comme vous dites ngeen takku taxaw comme ni Tafa wax ndeykan def naa wax nga wax ju mel noonu sànq ngeen génn ngeen wax ak mag ñi wan leen ne ñun dañu bëgg fii une transformation radicale pour que ëllëg incha allah bi xar kanam mu koñ bi commencer di changer c'est ça la vérité waaw. moi je vous dis que loolu mooy tax ku nekk sa bopp fa nga fa nga féete nga yëg ne yow mi kat am na avancement sinon on sera encore là dans 5 ans à nous regarder ku nekk naan lu xew alors que ñun la on a été responsable donc sama kàddu tey man du gudd bii mooy je crois sama 5e réunion fii ci tableau Tivaouane quartier Tivaouane dinaa ko continuer ku ma woo nag dinaa la wuyu ci quartier bi ku ma woo même bu dee benn nit même bu dee melentaan sax nga xam ne taxaw dëkk bi moo tax muy woote di wax su ma wooyee naa ñëw waxtaan ak moom jox ko sama discours ñu discuter ma moom ba saa yu ko bëggee ku nekk jóg dem pour que rek incha allah benn affaire rek développement changement wu commune Tivaouane Diacksao et le quartier de Tivaouane dama bëgg ngeen xam ne loolu c'est entre vos mains yéen ñi yéen jigéen ñi yéen vous la jeunesse tout le monde mag ñi ngeen jóg xam ne il est temps tout n'est pas encore perdu pour que à partir du 23 janvier incha allah le 23 janvier ngeen jël xob yi bu leen may benn xob na kenn nag ngeen dimbali ma rek wala ngeen mosal leen tuuti mais le 23 janvier ngeen jël le maximum de xob dool ko suñu liste mooy liste bi Tafa. ñi nga xam dañu bëgg a jàng institut bu ñu tuddee IMAN institut de management bu nekk Dakar bu mag la dafa jàngale lépp luy métier qui tourne autour des finances ay contrôle de gestion finance banque assurance audit et cetera ak même ressources humaines koo xam ne dafa doon dem war a fay 600000 la wax war na fay 600000 dañu bëgg ñooñu ñu ràññeeku on va assurer une formation de moitié c'est-à-dire ñoom 300000 la ñuy fay 300000 boo xam ne yaa ngi koy fay pendant 10 mois au lieu nga fay 60000 chaque mois sur 10 mois tu ne paieras que 30000 par mois sur 10 mois donc 300000 donc je pense que loolu am solo la tey loolu dama koy jagleel wax ma rek waa Tivaouane mais 4 communes Tivaouane Diacksao yëpp ñu ngi ciy liggéey temps yi pour formaliser dossier bi du yàgg dara d'ici très peu de temps donc vous pouvez déjà commencer à vous signaler ou bien ngeen wax ko ñi nga xam ne ça peut les intéresser les nouveaux bacheliers qui veulent s'inscrire ils ont eu le bac mais ñu ngi xalaat fan la ñu war a jàngee donc ñu xam ne y a une formation très pointue à l'institut IMAN donc qui est déjà prête pour que vraiment ñu enrôler ñooñu kooku benn la ñaareel bi aussi kooku sama programme ci wàllu santé dama bëgg a enrôler le maximum de personnes surtout les jigéen ñi surtout jigéen ñi laa wax surtout jigéen ñi ak xale yi ëllëg bëgg naa ku ci bëgg a faju ci yenn pathologie doo fay dara incha allah rabbi kooku aussi lu am solo la ngeen bàyyi ci xel
moi je m'engage, ça, tout ça je le dis, je le répète, je l'ai écrit, c'est noir sur blanc. C'est des engagements moraux, on sera obligé de tenir compte des engagements qui sont très fermes. Donc pour faju bi dañ koy presque rendre gratuit, on va enrôler parce que cette CMU là bi nekk fii nu mu tudd kii santé bi la mutuelle là dama koy fëgg tas ko fëggaat ko mu nekk leneen bu baax bu moderne yéen a ngi dégg du mel ni meloon de donc ñi bëgg a faju jigéen ñi mag ñi notamment ak ñi néew doole ak xale yi dañ leen di jël entièrement en charge à 100% inchallah ëllëg bu soobee yàlla. donc jigéen ñi dégg ngeen affaire formation bi dégg ngeen leen li ma si toppal jeunesse am na yenn programme yoo xam ne ëllëg tey c'est pas le lieu dañ ci gën a xuus wax naa leen ko keroog j'en ai déjà parlé. Donc, en d'autres occasions, prochaine réunion, on va encore xuus programme bi de façon beaucoup plus large. maa ngi gërëm di leen sant encore une fois merci beaucoup. Et le 23 janvier suñu victoire quartier bokk na si fi ñu koy commencer pour ne ko fête bu soobee yàlla avec mon jeune frère Tafa Tall. Inch'Allah, merci. Merci. Voilà.